nekkuñ ay policiers ay bant lañ yor ay yàq bilaay ay yàq lañ yor ay yàq mooy gars yi APR gars yi nu ma wax ci kaw. ginnaaw ba Macky autorise à ses milices ñu armé wu. man damay armé wu parce que sama bakkan bi sénégalais yi soxla nañ ko. soxla nañ ma dund ba ca kanam te mbaam xaal yi bu ñu deewee nit ñi dañuy jubilé. kon fagaru leen. yéen ñi nga xamante ni yéen ay cible yi. yéen a exposé wu fagaru leen. bu leen xaar Macky Sall aar leen. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. vidéo tey bi nag jàngat la ci situation wu réew mi ndax fi mu toll nii moom yaakaar naa ni wax ci dootul bari li ñuy wax kay mooy yan stratégie la ñuy teg yan pexe la askan wi mën a jëmmal rawatina ndaw yi ngir génnee Sénégal ci situation bi mu nekk. comme ni ko Macky Sall doon sàkkoo temps yi mu nekkee woon opposition te jàppoon ni Maître Wade dafay salfaañe ak yelleefi doomi aadama yi. ñun danañ wàcc si mbedd mi danañ wax peuple mi mu taxaw manifester si yeboo ñu jàpp nit ñi yeboo ñu tëj leen yeboo ñu rey leen nous sommes prêts danañu jiitu ñun ëllëg danaa dem réunion Benno ak société civile li wóor mooy le peuple sénégalais sera dans la rue et n'acceptera pas de forfaiture et nous sommes prêts à payer le prix. tey moom moo nekk di def pire ba noppi nag bëgg noot jaam yi kon faaw askan wi taxaw temm ndax waa nguur gi ñoom pare nañ. vidéo bi weesu li ñu sulu ñëwul mooy nervi yi Macky Sall engagé di leen fay bés bu yàlla sàkk 15 000 francs partagé woon nañ liste bi mais après dañ ko supprimer. li tax ñu supprimer ko mooy lañ ci jublu woon bañ koy publier ak ni ko ñenn ñi interprété mën na yàq lu baree bari ci combat bi ndax remarque bi ñu bari def mooy ñi ëpp ci liste bi ñoom ak Macky Sall ñoo bokk benn waaso ñoo bokk benn xeet loolu lépp nag liggéeyu Macky Sall la ndax depuis ba mu faloo jaxase ak xàjjalay xeet la mës a doxee heureusement que suñu réew yàlla daf ñu bindee ñu mën a maslaa mën a muñ te dafa am solo lool ndax bokk na ci li ñu gën a sauver te sax actuellement moo xam ngay pël xeet boo mënti bokk majorité sénégalais yi dañoo doyal sëkk ci Macky Sall bi fi Aliou Dembourou Sow bëggoon taal Sénégal ci ay affaire ethnie dem leen ngeen xool vidéo bi ñu ci defoon 70% ci commentaire yi ay pël lañ yuy dénoncé kàddu Aliou Dembourou Sow yi rax ci dolli ñu ne ñoom dañoo pare ci Macky Sall ndax boo demee ci village alpulaar yi bokk nañ ci ñi gën a sonn Sénégal donc ñooñu duñu nangu Macky Sall di jouer ci seen appartenance ethnique te amalu leen benn njariñ donc piège yu ethnie moom buñ ci dugg parce que Macky Sall foofu la ñu bëgg a yóbbu. fi réew mi toll dañoo soxla boole doole yi moo xam foo mënti bokk jàmmarloog benn ennemi bi nga xamante ni France la fi nekkal ndax mbir yi léegi dafa jël beneen dimension France dugal nañ ci seen loxo ci mbir yi ndax filmé nañ benn ci seeni oto démb. armée française lan lay def fii nii armée française lan lay wut si tribunal armée française lan lay wut si tribunal Sénégal armée française lan lay def Sénégal fii nii oh armée française baa ngi nii armée française baa ngi nii oh. kon gis ngeen ni tiitaange bi moom soppi na jubluwaay parce que ñun suñuy takk der doyuñ pour jàmmarloog ful bi démb partagé woon nañ benn communiqué gouverneur bu Dakar muy sàkku ndimbalu armée parce que mbir yi tàmbali na leen ëppi loxo donc il faut battre le fer quand il est chaud comme ni ko tubaab bi waxee. période bii du waxtu teggi tànk daañu revenir ci yan pexe la ñu mën a teg pour résistance bi mën a aboutir mais balaa loolu dañuy leeral lan moo tax résistance war a am. benn mooy Macky Sall daf ñu yàgg fontoo di wax ak ñun ci réewande goo xamante ni da ngay sax yaakaar ni kii moo ñu moom lu yàggul gis ngeen réaction am ci wàllu vaccin yi mu naan bu ngeen bëggul ma maye ko mel ni loo xam ne moo ko moom la wala daf ko donn ci baayam ñun sax suñu yoon dafa newul ci ay vaccin ndax ñaquwuñu mais booy wax ak sénégalais yi au moins nga respecté leen jox leen cër. tout le gouvernement de la République donc nous devons donner l'exemple et nous avons donné l'exemple donc il faut que les autres suivent. C'est dommage qu'on ne prenne pas les vaccins. Si on ne les prend pas, moi je vais les donner à d'autres pays africains qui en ont besoin, tout simplement. te tàmbaliwu ko tey 31 décembre bi weesu dafa ni même bu ngeen yoree ay morceaux yu xonk di ñaxtu man duma ko gis sama yoon ne aussi xam nga Abdoulaye Wade moo fi indi morceaux yu xonk naan bu ngeen amati lu leen métti au lieu que ngeen di xeex di yàq jël leen ay morceaux yu xonk man dinaa leen wuyu mais Macky Sall moom dafa ni sama yoon ne aussi déjà duma sax gis ay morceaux yu xonk. dëkk yu bari dégg ngeen coow loolu. dañ coupé ñu ndox te nga maam dugg fi génn fi dañu takk morceaux yu xonk may wax tam entre parenthèses morceaux yu xonk man mënuma ko gis du ma gis lu xonk am ku takk lu xonk vraiment damay jàpp ne rek yaa ngi sol sa yére
normal gisuma xonk bi donc loolu vraiment may ñaan nit ñi tam bu fekkee dañ bëgg a wax ak man nañu xool beneen façon ba ñuy wax ak man mosoon na fi xew nag mais daal couleur rouge bi man du ma koy gis. donc moom Macky Sall dafa dem ba yàpp sénégalais yi nawloowu leen joxu leen cër du wax ak ñoom ci teggin moo tax ñun amuñu benn respect ci Macky Sall léegi nag konku moom nee na du gis ay morceaux yu xonk du dégg itam ay wax dafa jot sénégalais yi woon ko boppam waxoon nañ leen la fois passée que combat bi dafa dépassé Ousmane Sonko ndax sénégalais yi dañoo yàgg muñ bari na loo xamante ni dëkku nañ ko di ko muñ ba mu dem ba moom Macky Sall yaakaar ne moo ñu moom. newoon nañ leen emprisonnement wu Sonko bu jàllee ñu toog ne tekki tekkaaral jàpp leen ni Macky Sall dafa yóotu 3e mandat ba 4e mandat mën na fi nekk ba 2032 ndax doyalagul te dafay wóolu boppam ndax danaan askan wi lépp lu ma leen teg ñu tegoo ko. moo tax kaawu Sonko bi occasion la pour régler waale yeneen problème yi nga xamante ni yàgg nañ ko muñ bépp sénégalais bu mu sam lu métti occasion mi ngi nii ngir régler suñu problème ak Macky Sall parce que révolution boo gis dafa am lu koy déclencher dafa am lu koy taal. tey nag dafa jot ñu won ñoom Omar Blondin Diop ñu Mamadou Dia Cheikh Anta Diop ak suñu bépp mag buñ daan néewal doole ñu xam ni tey am nañ ay ndaw yu taxaw temm ngir porter flambeau bi ndax baadoola lañ ko sekkal baadoola nag li mu xam mooy rapport de force. dañ leen di rek jox benn exemple ñoom Omar Blondin Diop bi leen Senghor sonalee woon teg leen fitna di leen jàpp di tëj ci lu ñàkk fayda dañoo dem tukki voyager ci benn camp syrien ngir jàng xeexu armée xam lu ñuy jàmmaaroowee ak nguuru Senghor. période boobu noonu bu leen jeunes yu baree bari comprendre woon du ñu nekk di vivre situation bi ñu nekk tey ni kon am nañ suñu indépendance bu yàgg a yàgg lu ko raw nag moo nekk di xew actuellement jeunesse su tey ñoo gën a sonn jeunesse su démb ndax da ngay dem ba am 35 ans gis ne réaliser woo dara bu doon ni sax xaalis amul ñu ne waaw mais dañuy dem ñoom suñu nguur yalwaani xaalis bu baree bari ci turu jeunesse su Sénégal ay milliards jël ko def ko seeni poche séddoo ko ak seeni njaboot investir ci seeni doom mbiru immigration clandestine. Sénégalais ñu rapatrié mécanicien commerçant ñuy déplacé yàq seen liggéey benn jeune amul jàmm Sénégal tax kenn bëggatul toog ci biir réew mi tey nag dafa jot ñu régler mbir yooyu noonu nga xamante ni dafa feesloo xool yi te ñu yàgg koo muñ. lan moo tax résistance nee naa leen daañu ñëw ci pexe yi lu yomb la te buñ ko defee une semaine daañu mën a am lu ñu bëgg ndax Macky Sall moom tapet la amul fit lenn la xam mooy tëj kaso. moo tax actuellement mu nekk di jàpp ñi nga xamante ni foog na ni bu ñu leen téyee résistance du mun a am xoolal Guy Marius Sagna ni ñu ko jàppee ñu ngi ko jàpp ci benn audio bu Clédor Sène partagé woon audio boo xam ne moom Guy Marius Sagna envoyé wul jotul message tudduñ turam ci audio bi Assane Diouf moom itam naka noonu envoyé wul jotul message ñu jàpp leen te biñ leen jàppee Clédor Sène moom nee na takk der yi ñii seen yoon neewu si man maa jël samay responsabilité te assumé naa li ma wax mooy dañoo war a fippu. ci dernière information yi bëgguñu ko woon sax wax pour woromal Guy Marius Sagna ndax kilifa la borom kër la mais ci dernière information yi dañ ko jàpp summi ko ba mu set isolé ko ci benn bërëb bu lëndëm bërëb boo xam ne dafay sedd tout le temps lii lan mu ko gën a ñaaw moo tax ñu mel ni Guy Marius Sagna waruñu gën a gore dañu war a fier fi ñu nekk gis ni askan wa ñu nekkaloon ca naaj wa ñoo taxaw tey ngir xeex injustice bi nga xamante ni teg nañ ko seen kaw. lan moo tax résistance parce qu'actuellement waa APR dañoo recruter ay nervi di leen fay chaque jour 15 000 francs jox leen ay cours ak i jaasi ngir ñu agresser sénégalais yi partagé woon nañ quelques photos pour ñu xàmmee leen ñoom ñoo bëggoon attaquer cortège Ousmane Sonko bi muy wuyu ji tribunal te takk der yi xamoon nañ ko jàppuñ leen dem jàpp ñi nga xamante ni ay innocent lañ yoruñ ngànnaay dañoo jugoon ngir gunge ki ñu jàpp ni dañ ko bëgg a néewal doole. donc na jeunes yi ci quartier yi te bokk pas-pas ci benn mbir tàmbali ñoom itam organiser wu. bàyyi groupe WhatsApp yi ak wootante téléphone yi parce que ci noonu lañ leen di infiltrer lépp lu ñuy décider nar koo togg mu daal di fës donc nañu isolé wu foo xamante ni ñoom ñoo fay daje doom enregistrement doom wootante téléphone waxtaanee ko vite fait parce que tey waajal sa bopp dafa jot moo tax ñu partagé woon photo nervi yi pour ñu xàmmee leen balaa ñu dal seen kaw ku ne mën a fipp nag ku nekk jël sa matukaay daañu ñëw ci pexe yi pareeguñ ci. parce que ñu bari bëgg nañu résister wu mais xamuñ naka la ñuy doxalee loolu lépp daan ci revenir mais li ñu war a xam mooy comme que léegi takk der yi aaratuñ ñu rax ci dooli waa APR ñooy agressé sénégalais yi yor suñuy oto di wër ci dëkk bi te dara du leen ci fekk takk der yi bàyyi leen di leen seetaan te xam ne ñi ay agresseur lañ démb ñaari jeunes écoliers ñoo xamante ni dañoo jàng ba wàcc ay ndaw la ñu dogaale di leen dóor léegi nag ku nekk jël sa matukaay li Abdoulaye Wade waxoon
ku am chaîne vélo dencal ku am kuur ngànnaayul ku am yetu kel ba tey am na solo l'essentiel mooy ku bëgg a dal sa kaw préparé wul ngir fayu parce que fii la réew mi toll. ay nit yu ñàkk jom yu inconscient yu Macky Sall recruté boobu ba léegi di leen nourrir di leen alimenter denc leen pour en cas de manifestation ñuy génn di dal ci kaw nit ñi. mais man je vais être clair ci télé laa ne te dina dugg ci internet bi. man li may wax mooy mbéjum kanam borom a koy fajal boppam. man du ma xaar góor jigéen yi ma gis nii di jël suma bakkan te jëluma seen bos. à partir de demain wala avant demain sax. est-ce que fi may wax nii sax armé wuuma ku ma ci dajeel tu n'es pas de la police ni de la gendarmerie nga may jéem a intercepter wallahi azim balaa ngaa jël suma bakkan je vais te tuer. je le dis haut et fort parce que ñii amaluñu njëriñ sax seen waa kër yi. ñii amaluñu njëriñ kenn donc bu ñu deewee c'est des imbéciles de moins. si bu ñu deewee c'est des imbéciles de moins. il faut dire les choses parce que foofu lañ toll. la violence que Macky Sall bi mu ñu bëgg a imposer il faut que ñu wan ko ni ko ñoo ko gën a violent. beneen information bi mooy actuellement prison yëpp dañoo fees démb profité nañ bàyyi jigéenu Pastef fii parce que dootuñ mënati contenir nombre bi déjà suñuy prison rek doyul loolu li muy signifié mooy mënuñ jàpp ñëpp. ñaareel bi mooy suñu alkaati yi ñoom itam barewuñ bi ñuy waajal vidéo yi def nañ suñuy gëstu mais sur 100 000 sénégalais ñaari alkaati kese ñoo leen mën a aar maanaam bu ñu jëloon takk der yëpp bàyyi leen ci réew mi 1 million sénégalais yoo jël ñaar fukki alkaati kese ñoo leen mën a taxawu maanaam mënuluñ leen dara nombre bu ndaw a ndaw lañ démb rek ñu ngi sàkku renfortu armée kon fi situation bi nekk actuellement baax na jeunes yi maintenir pression bi. ñetteel bi mooy quartier boo jël la fa nekk ci brigade ak ay éléments takk der mënuñ sax garantir sécurité population bi ngir agresseurs yi bay sax jaamarloog askan wa fa nekk lii tamit beneen élément la moo ñuy permettre nag ñu ñëw ci yenn stratégie la ñu mën a teg pour atteindre objectif bi. pexe yi mooy manifestation ku nekk mën nga koo def fa nga dëkk bu ngeen gisee lu tax combat yu baree bari sottiwul c'est parce que dañuy dajaloo ci benn bërëb autorités yi daal di koy xam jël seeni motukaay wut ay renfort dajale fa takk der yëpp dëgg la waa Y'en a marre organiser nañ manifestation vendredi bii ku ci mën a dem na nga dem waxuñ kenn bul dem même ñiy liggéey côté boobu noonu mën nañ participer ci manifestation boobu noonu mais ñi mënta dem nañu organiser seeni manifestation ci quartier yi moo xam foo mënti nekk ci Sénégal waxuñ nag nga sonal waa quartier bi di yàqal sa bopp déedéet waxuñu itam nga yàq yi fi jàmbur dégg ngeen bu baax a baax li Serigne Habib Sy Dabakh waxoon ci vidéo bi ñu mujjee woon partagé. kon nag yéen le peuple sénégalais man maa ngi ànd ak yéen de tout cœur maa ngi ñaan xale yi nañu jéem a def lépp lu ñu mën a def ba topp mbuumu njaam ji ñu bëgg a takkalaat bees waaye ci façon boo xam ne ñëpp dinañu xam ni taxaw nañu def nañu li ñu war a def waaye ma leen di ñaan léeg-léeg nga romb koo xam ni dafa bokk ci sénégalais lam daan ndeysaan dajale ba am oto ëpp naa lakk kooku nañu jëflanteeg ñi ñu war a jëflanteel ba ñu xam ni réew mi santul Fay santul Sall santul Mbàkke santul Si santul ay dara njaay Sénégal njaay lañu wax ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañu ay doomu réew mi lañu. bu leen yàq alalu jàmbur bu leen tooñ bu leen nangu itam ku leen rax léegi nag la ñuy def mooy dafa am ay points stratégiques yoo xamante nii mooy doxal réew te boo ko ciblé rek mën nga am li nga bëgg mën nga par exemple barrer autoroute péage baa ngi nii saboté ko lu yomb la déjà tubaab yi ko moom xam naa ñenn ñi daañu wax ni ñi war a liggéey mais jàpp leen ni loolu lépp Macky Sall moo ko waral lépp lu xew ci réew mi benn responsable la yàgg nañ ko wax mooy Macky Sall te bu ñu jëlee exemple ci suñuy dëkkandoo mais peuple malien bi ñuy révolté wu ñu bari naan lii kañ lay am Sénégal mais loolu moo fa xewoon yoon yëpp ngay occupé encore une fois ku nekk def ko sa quartier ku ne def ko région ba nga dëkk du rek Dakar parce que objectif bi mooy pousser Macky Sall mu dellu ginnaaw te dafay dellu ginnaaw bu ñu maintenir le cap parce que tapet la amul fit takk der yi la yaakaar te bu ku nekk gérer sa quartier takk der yi dañuy tasaaroo nekk nombre yu ndaw ci goxaat yi du ñu mën a téye ndaw yi au contraire ñoom ñooy daw nii la ñu organiser résistance. dañ leen di rek jox benn exemple comme que Dakar mooy capitalu Sénégal lu fi xew def le tour du monde mais waa Dakar mën nañ régler seeni mbir ci naka Tëngéej mooy buntu Dakar
foofu fermer ko lu yomb la kenn du dem kenn du dikk ñi dëkkee côté boobu mën nañ ko gérer nga jugee Tëngéej wàcc ñëw Mbaaw Diamaguène postu Thiaroye ginnaaw raay ba Sips lépp autoroute la moo xam national wala péage na jeunes yi concentré foofu combat bi dara du bouger waa Pikine Dalifort gérer yoonu Pàkk Lambaay Yaraax jàpp Technopole jëm Cambérène dara du yëngu Kër Massar moom moo gën a yomb a gérer ndax benn gendarmerie moo fa nekk te éléments yi bari wuñu Guédiawaye Parcelles gérer VDN bi Grand Yoff ñoom itam gérer seen wet jëm Liberté 6 Patte d'Oie Colobane Médina teg même stratégie bi ci zone yi nga xamante ni mooy zone cible yi village lébu yi moo xam Cambérène Yoff Ngor jàpp Wakaam bari route principale yi ñuy soogoon nag atteindre objectif bi buñ ko defee benn jour continuer ko di ko tollanti benn ci bërëbu liggéeyukaayu nguur du fonctionner ndax la majorité ci voies yi leen limal la ñuy jaar bés bu yàlla sàkk université yi ñoom itam def seen mënin étudiants syndicalistes yaa nga fa mën nañ ko gérer takk der yi duñu mën a téye gars yi parce que ça part dans tous les sens seeni éléments bariwuñu doyuñu bu ñu maintenir situation bii pendant quelques jours waxuma la des mois mais pendant quelques jours Macky Sall dafay dellu ginnaaw ndax dootul nekkate en sécurité tapit bu rëy rëy la benn conseil la am muy Abdou Diouf te ñoom ñaarayam bu ñu fàttali ko en 1988 ba Abdou Diouf sàccee woon élection yi ba noppi tëjlu Maître Wade yaakaar naa ne ku nekk dégg na événement wu 88 yi jàppoon nañ ci des centaines de personnes mais teewul jeunes yaa ngi manifester fépp ci Sénégal Abdou Diouf dafa tiit ba décréter état d'urgence ba ko mbir yi ëppee loxo dëkk bi tega tembe mais dafa mujj dellu ginnaaw libéré ñoom Maître Wade setal leen ba ñu set wecc donc imagine leen bu jeunes yi toogoon jamono jooju ni ñu defoon Mamadou Dia la ñuy def Abdoulaye Wade du mës a dégg président. kon mbir yi nii la fa demee na ku nekk jël ses responsabilités ñi nga xam ni dañoo décider wàcc sur le terrain bu leen yóbbaale téléphone portable loolu dernier conseil la bu leen waxtaanee li ngeen di def ci téléphone wala groupe WhatsApp bu leen échanger SMS bu ngeen mënee kaalawu leen non seulement pour moytu grenade lacrymogène yi mais aussi moytu caméra de surveillance yi leader yi nekk ci quartier yi coaché leen booy yi ngir libérer Sénégal génne ko ci loxo yu bon yi mu nekk génne ko ci loxo franc-maçon yi génne ko ci loxoy góor jigéen yi génne ko ci loxo jaami seytaane yi nekk Sénégal te Macky Sall doon seen njiit di doxal mission chefam ya nekk bitim réew loge maçonnique ya nekk foofu noonu ngir matale seen yéene suñu réew comme ni ñu tàmm di ko waxee rek xeex Macky Sall ci jaamu yàlla la bokk ndax jaami seytaane la franc-maçon la gëmul dara traître la te du wax dëgg kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf